asalaamaaleykum man la Ouleye Dieye ancien international joueuse espoir bu Parcelles gardien de but centre formation Kaana. Comme fi ma commencé moom parce que si muy football koñ laa commencé ak xale yu góor yi fi laa doore ñoom laa woon àndal dem di football yi après si la ma suñu coach bi nekk espoir Léna Gomis moo ma jël si fii Pikine yóbbu ma ASC Sirène de Dakar fa laa débuté sama carrière football bi. Man sama carrière du ma ko débuté attaquante laa ko débuté attaquante pointe laa woon équipe nationale 2002 attaquante laa fa demee woon 2004 laa commencé taxaw si camp de góol mais man lu ma mayoon chance dama woon entraîneur góol du jouer peut-être bi may jouer attaquant de pointe mais woon entraîneur góol si xale yu góor yi nekk Grand Yoff un jour rek comme ni ñu koy waxee rek suñu góol bi am rouge amuñu ku ñu teg si kaay ñu teg ma benn quart de finale noonu laa continuer sama carrière góol. Sirène laa commencé comme attaquante de pointe 2002 ba ñu may woo convocation équipe nationale attaquante de pointe lañ ma convoqué. Sirène moom lu ma fa jël moom mënu ma ko compter dëgg yàlla jël naa fa lépp. lu Sénégal lu fédération mu sa teg rek jël naa muy coupe du Sénégal di championnat di coupe CCP bi coupe de la ligue bi di tournoi 4 grands yeeg yëpp jël naa ko Sirène moom li ñu fi mu sa teg rek jël naa ko. loolu dañu koo jàngal parce que góol moom boo doonee góol rek yow yaay leader équipe bi parce que yaa nekk si ginnaaw yaa boot ñëpp boo taxawee si camp yi yaa gis lépp kon yaa war a mën a replacer. yaa mën a communiquer xale yi noonu la fa demee woon rek ak nekk leader ci équipe ñu jox la cër ñu la jiital équipe bi doo def lu dul di wax ak ñoom di leen pousse loolu kese la du leneen. 2002 ñu ma bokk leen équipe nationale Sénégal ñoom fii ba tey jii presque ñoo nekk coach yi parce que comme Léna Gomis entraîneur espoir Mbayang Thiam mooy principal entraîneur espoir. Mami Ndiaye mi nekk France Aïcha Henriette ay ñoom Awa Seck ay ñoom Fat Gueye ñoom Basine Thiaw bëri na ñu mu bokk leen sélection bi. waaw man si kii bi la ñu woo si deuxième regroupement bi contre Nigéria si deuxième tour bi lañ ma woo. waaw Sénégal mos na dem Coupe d'Afrique qualifié na 2012 la mos a qualifié Coupe d'Afrique. waaw liggéey bu am solo dafa naa du man kese sax laay wax parce que ñun ñëpp la parce que. moment boobu ñun gisuñu lu dul qualifié ñun ñëpp ñoo àndanoon di liggéey di jëfandoo di def lépp parce que jour boobu gisuñu lu dul équipe nationale qualifiée dem Coupe d'Afrique en 2012. waaw arrêté naa fa 2 penalty si biir série de penalty bi si qualification bi série lañ mujjee parce que 0-0 lañ def seen dëkk ñoo def fi 0-0 dem série c'est arrêté 2 penalty yi. waaw loolu dañuy kontaan parce que tey jii bu ñu nee Sénégal qualifié na Coupe d'Afrique nga bokk si ñi dem Coupe d'Afrique loolu day neex mais bañ demee nag jàng nañ fa parce que au niveau lañ fa fekk au niveau parce que ñoo xam ne chaque année dañuy dem Coupe d'Afrique ay Nigéria Ghana Cameroun chaque année ñu dem Coupe d'Afrique yow ngay doog a qualifié jàngat rek lañ fa dem jàngat bu baax sax. waaw jàngat bi ma fi am football féminin moom moo ngi avancé nank-nank parce que nu mu meloon bu njëkk ak léegi ça fait deux parce que fédération ñoom ñuy commencé bàyyi xel surtout si regroupement équipe nationale yi gars yi ñoo ngi teel a dugal xale yi ñuy regroupé di leen toppatoo kon loolu kontaan la si ñun parce que tey jii loolu amuñu ko woon tey bu ñu demee ba gars yi di ko def kon équipe foot féminin moo ngi avancé ba tey si championnat yaa ngi teel a démarré. date bi ñu lay jox date boobu lay commencé date bi ñu wax moom lay jeex kon affaire baa ngi avancé. waaw ancien international la non instant bi moment bi moom dëgg yàlla sama xel nekkatul ci équipe nationale gaa sama xel ci leneen la nekk mooy nekk comme préparateur gardien équipe nationale féminine sama xel ci loolu la nekk mais pas dem taxaw ci gars yi di góor dëgg yàlla. waaw dama naan 2 ans laa fa def 2 ans yi ma fa def maa ngi fa mel ne ku fa def 20 ans parce que tey jii ku ñëw boo ñëwee première année bi nga ñëw rek ñu jël jox la lenga yi
nga ne jiital équipe bi rek loolu dama siy kontaan parce que 2 ans yi ma def rek année bi may dugg mooy 3 ans kon tey jii 2e année bi ñoo jox la brassard kon tey jii loolu dama siy kontaan bu baax a baax a baax a baax parce que defuma fa 2 ans man dama naan def naa fa ay ati at parce que ñëw ñu la jiiteel xale yi loolu dafa neex parce que loolu lañ ma def ñëw na ma am jiiteel xale yi waaw sama expérience rek laa fi indi. waaw loolu mënu si ñaax c'est instant boobu noonu départ bi xawoon na métti tuuti parce que diggante Sirène man xawoon na métti tuuti mais nit ki moom boo décidé rek damaa décidé woon parce que Sirène def naa fa ba mu fay dugg yàgg na li ma fa def ëpp na 20 ans kon tey jii bu may bëgg a seeti leneen war nañ ma mën a bàyyi mais après bàyyi nañ ma dem jouer ji parce que jël naa fa lépp laa fa jël bàyyi ma li ñu fi teg yëpp jël naa ko si Sirène waaw am naa école football bu tudd Ulay Foot waaw parce que defe naa ñun football laa nekk suñu deret parce que bu ñu arrêté suñu carrière sax suñu toogee sax war nañ am lu ñu bàyyi fii parce que man doomu Pikine laa tey jii sama expérience war naa ko indi waa doomu Pikine yi parce que loolu moo tax ma ibbi école football tuddee ko Ulay Foot waaw ñoo indiwaale sama expérience pour jàppale xale yi. waaw centre de formation Kaana maa ngi fa comme préparateur gardien di préparer di tàggat xale yi parce que defe naa ñun suñu expérience war nañ ko mën a partager xale yi parce que ñun 2004 lañ nekk équipe nationale ba 2018 kon loolu expérience la parce que man entraîneur góol bu nekk jaar naa fa maa ñoom liggéey na entraîneur góol bu nekk liggéey naa ñoom kon tey jii sama expérience war naa ko mën a indi si centre bi parce que Kaana rek monument la tey jii war nañ téye suñu carrière nekk fin carrière war nañ mën a ñëw jàpp si xale yi góor rek si xale yi jigéen ñi. waaw football jigéen moom defe naa ñu ko gëm Sénégal bëriwul famille bi c'est normal parce que dañ naan jigéen buy football moom am na ñuy nangu am na ñu bëgg am na ñuy bañ mais bañ demee ma xam ne man lii laa bëgg moom dañ ma say jàppale parce que ñoom ñëpp dañ ma say jàppale ñu si pousse kon tey jii defe naa bu ma demee ba yegg si ma yegg si nii ñoom tamit si lañ bokk parce que bu leen neexoon tey ñu ne seen doom du football seen rakk du football mais déedéet dañ maa pousse jàppale ma surtout sama papa nag moo tax ma gën a pousse si sport bi si football bi surtout si football bi parce que moom jëndal ay bal naa ma dama kon lii nga bëgg dama am ñu bëgg am ñu bañ mais après ba ñu xam ne man lii laa bëgg dañ maa pousse c'est normal nag football féminin Sénégal moom surtout football góor ñi sax dañuy ngoti waxatuma football jigéen mais football jigéen bi moom instant yi ñoo ngi sant yàlla ndax mooy avancé nànk mais dañuy ñaan yàlla mu gën a avancé waat parce que bëgg nañ suñu rakk yi bu ñu ñëwee fekkaat fi leneen ak leneen waaw man tey gisatuma man si lu ma jàpp gisatuma xale yu jigéen ñi seen parents yi ñoo leen tere parce que tey jii école football bi boo dugg rek gis nga fa xale bu jigéen buy entraîné tout tànk boo xam ne moo ngi jigéen la moo ngi si école football bi entraîné du jouer football da nga leen gën a ñaax rek di gën a tamit di ñaax parents yi tamit xale moom lu mu bëgg rek da nga ko siy jàppale man noonu lañ ma def moo tax xale moom lu mu bëgg rek dañ ko siy jàppale parce que xale yi football féminin moom parce que li muy joxe bëriwul mais instant bi moom mooy avancé parce que club yaa ngi commencé di fay waaw kon dañuy sant yàlla bu baax a baax nañ bàyyi xale yi moom football yi. waaw mës naa jël carton rouge mais yàgg na trop sax waaw su ma juumul terrain école police waaw sama biir ka man nag xam nga lu ma may chance mooy man ay xale yu góor yi am fit laa woon entraîné ay Leandro ñu nekkoon Grand Yoff man daaw moon entraîné si jigéen man si góor ñi rek laa woon nekk man ñoom ma may fit te man damay dem fekk match senior ma dem taxaw góolu fa léegi ñoom ñoo may imposer seen bopp ñoo ma may fit waa Grand Yoff ay Poupée ay Leandro ñoom ñoo ma may fit boobu moo tax football féminin tey jii boo ñëwee taxaw si kaay loo munti def rek du ma déranger parce que
loolu mu ngi sama bopp tamit ba ma ñëwee si Kaana tamit am na leneen luñ ma yokk waaw am na leneen luñ ma yokk parce que tey ba ma ñëwee si Kaana tamit si laa gën a évoluer si lañ ma gën a dégg Kaana si lañ ma gën a dégg mais moom tamit am na lu mu def si man lu bëri moo Aliou. waaw Aliou maam moom moo sama kosu si ren parce que Aliou dama ma fekkoon terrain si ren ñuy entraîné góol mu ñëw duñu entraîné Aliou loolu lañ xamante chaque jour bu ñëwee dañuy entraîné ba mu ñëw bokk si équipe bi ba mu doon kosu équipe bi 2015 dafa naa lañ joué ak ñu ne Égypte fële Mbour ma kon Égypte doo ñu 2-1 ma def match bu bon noonu laa ko mën a jàppee quoi parce que maa ngi fa encaissé but bi rek Aliou moo ma jàpp sama loxo dama nañ tasee Amadou Ba convoqué ma heure xaw ma woon sax Kaana fa lay entraîné convoqué ma fa ma ñëw toog Aliou moo ma gàddu indi ma si Kaana kon Aliou du Kaana du si commencé wul si Kaana si ren la commencé maa moom dañoo yàgg parce que dina ma conseillé dina ma jox dina ma wax bu may déconné sax moom kese moo mën a wax ba ma taxaw kon tey jii kooku moom dama naan moom xaw ma lan laa ko war a fayee parce que tey jii ñëpp na fay nga mu gàddu la ñëw indi la sa centre comme kooku amoo fayam. waaw loolu dama si sa war a tontu sama yàggaay si terrain defe naa sama gëm-gëmu entraînement moo ma ko may ak sama hygiène de vie parce que man moom mu dëgg yàlla lu may dox bëriwul lu may génn dem ay boîte bëriwul lu may génn di dem place bëriwul waxuma ne duma dem place mais lu may génn di dem place bëriwul à partir de 20h 21h moom maa ngi sama nekk maa ngi toog récupérer rek waaw toog entraînement daal laa xam ñëw récupération toog waaw def naa ku am hygiène de vie sa carrière day gën a gudd rek def naa man loolu laa jàpp loolu moo tax ma yàgg si terrain bi. waaw sama objectif moom def naa li yàlla def sottiwul noonu laa ko mën a waxee parce que tey sportif bu nekk ku yëngu si sport rek ñaan nga yàlla doon professionnel waaw man loolu laa ñaan yàlla un jour doon professionnel voyage yi doon professionnel di jouer si championnat Europe bi mais yàlla fii la ko jaarale damay sant yàlla bu baax a baax parce que defe naa tey jii bu newul fii rek nekk feneen man loolu laa ko jàppee. waaw objectif futur bi moom dañuy comme ni ñu ko waxee rek dañuy ubbi suñu école de football ñu si tàggat ay xale ñu ñaan yàlla may ñu si ndam ba liñ siy séntu yàlla may ñu ko di wax école football bi moo ngi nekk Pikine Icotaf presque buntu Pikine contact bi mooy 77 438 41 52 waaw def naa diplôme initiateur avant tout ça balaa boobu defoon naa ay diplôme contre British Council ñun def naa presque 3 diplôme foofu avant may def initiateur daaw laa def initiateur génn naa waaw maa ngi koy sant yàlla bu baax a baax waaw sama mot de la fin di remercier ñëpp balaa maa wax sax damay remercier centre bi fële si Kaana parce que tey jii man su ma demee ba taxaw di am fit sax taxaw si terrain yi di entraîner équipe wala di am fit ñoom ñoo tax parce que tey jii ku ñëw ñu jox la ay góor nga dañuy entraîner defe naa kooku da nga ko war a gërëm parce que dama koy gërëm bu baax a baax parce que lim ma defaral tuutul ndawul tamit parce que jël ay góor nga la dama entraîner leen loolu am confiance boobu si man kooku dama koy gërëm bu baax a baax di gërëm ñoom Aliou di gërëm ñëpp si centre bi waaw sama école football nag maa ngi gërëm ñëpp parce que ñi may jàppale parce que du man kase am na kosu Ali Mbaye kosu Ousmane kosu Assane ñun 4 lañu ñun ñoo si nekk di jàppale xale yi waaw di remercier ñëpp waa Kangane TV di leen remercier yéen ñëpp kontaan nañ si invitation bi merci.